Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Pape sababu woote bi tey comme ni ngeen ko xamee dañu convoqué le conseil municipal à l'effet ñu war a délibérer ci benn ordre du jour boo xamante ni bi ci ëppoon solo moo doon le budget 2020 bu conseil municipal de Tivaouane ñu waroon ko woote ñuy sant yàlla nag bi ñu yàlla mayee que fi ñu waroon a jaar yëpp muy le vote du compte administratif muy débat d'orientation budgétaire ñu def ko à temps ba tey jii nga xamante ni mois de décembre jeexagul naam yoon may nañu ñu def ko ba le 31 mars ñu dajaloo pour voter suñu budget ñuy sant yàlla ci ni mu déroulé woo non seulement conseillers yi ñëw nañu en masse mais discussions yi nekkoon na discussion yu am solo yoo xam ni ku nekk indi nga sa xalaat ci Tivaouane ak budget am naka lañ ko war a gérer. bi ñu paree ci mbir mi gis nañ ni en terme d'investissement maanaam li nga xamante ni dañu war a def ci ay tabax ak ay mbir yoo xam si investissement la jëm toll na ci 294 millions yoo xamante ni yaakaar nañ ni dinañ ko am ndaxte li ñuy wax principe de sincérité dañ ko appliquer bu baax a baax ci taxawul budget bi. bu dee ci wàllu fonctionnement suñu boolee li ñuy war a dépenser yëpp mi ngi toll ci 407 millions lépp boo ko boolee mu doon environ 700 millions. budget Tivaouane ren ji ci la toll conseillers municipaux yi nag waxtaan nañu wax lan mooy seen ay priorité te seen priorité nag nekkul leneen lu dul priorité askan bi amul kenn koo xamante ni nii opposé wu nga ci budget bi amul kenn koo xamante ni abstenir nga tey jii même dañu am record d'affluence ci vote budget bi ma ci kontaan bu baax a baax ni conseillers yi mobilisé woo ñëw mais ñëpp à 100% voté nañu budget bi ñuy ñaan yàlla niñ ko programmé rek yàlla may ñu doxale ko noonu recouvrer les 700 millions dépensé ko jëmale ko ci askan bi ni nga xam ne noonu lañ ko tëralee ci budget bi. biñ jëmee ci loolu tamit waxtaan nañu waxtaan bu am solo jëmale ko ci wàllu lotissement yi nga xamante ni war na am Tivaouane yàlla dimbali nañu bi ñu ñëwee ak suñu jonn yàlla tey lépp loo xam ne ñi ngi koy def ci wàllu boobu dañ ko jël teg ko ci yoon. lotissement Khalifa Ababacar Sy ak lotissement Goumoun nga xam ni autorisation bi amoon na. État moo décidé woon ni dafay jël juróom-benn milliard def ko ci pour que Tivaouane ñu defaral leen ko parcelles yi ñu jox mairie mu distribuer ko biñ demee ba jafe-jafe am ñu delloowaat ñu ko ñun nag tey ut nañ ay partenaires yoo xam ne pare nañu fay luy toll ci plus de 800 millions ci ay impenses maanaam lotissement Goumoun 380 millions lotissement Khalifa Ababacar 450 millions ñoom pare nañu génne 830 millions teg ko képp koo xam da nga fa amoon tool la ñu évalué woon ñu war la ko fay ñu fay la ko. ñoom ñu def travaux yi ñu exiger leen même ni leen da ngeen di indi ndox indi courant def fa ay tali latérite ba pare soog ko joxe parcelles yi loolu suñu yàlla dimbalee année 2020 bi loolu dinañ ko finaliser en attendant yàjjin bi nga xamante ne nii procédure bi nekk na en cours pour ñu am autorisation bi tamit ñu am ko incha allah kon daal ñu ngi sant yàlla conseil bi yàgg na mais sooy waxtaan lu jëm ci njariñu askan bi defe naa ni doo temps bi lu muy dem da nga koy supporter nañ ko monsieur le préfet aussi Amadou Sarr bi nga xamante ni ñëw na ñu affecté ko Tivaouane mu ñëw fekke waxtaan bi éclairé ñëw si yenn questions yi ñu ko siy sant di ko ci gërëm. waaw dama bëgg nga relativiser parce que loolu moom avis personnel la que ne wàllu mbalit bi dafa sonnal waa Tivaouane def naa bokk na ci dëkk yi gën a set actuellement parce que dañu am benn dispositif boo xamante ni nii avec unité de coordination et de gestion des déchets gis ngeen benn tasseuse bi mi ngi jaar ci koñ yi di jël mbalit yi ñun rek maire yi am nañ 50 jeunes yoo xamante FERA ñoom désensablement la ñu waroon a def mais comme ay doomu Tivaouane lañ fépp foo xamante ni am nañ fa problème mu mbalit ñi ngi fay taxaw di bale di bale dëkk bi. loolu yëpp nag jaar-jaar la boo xamante ni fi muy gën a nekkee à point mooy le centre intégré de valorisation des déchets bi nga xamante ni tabax bi sori na bu paree la ngeen fa fekk ci ay camion benn tasseuse ay charrette yoo xamante ni ay charrette benn lay doon pare nañu ña ngi ca centre ba maa ngi ñaan même sama mbokk yi ngeen dem xool ko filmer ko wan ko waa Tivaouane dootuñu am problème mbalit au contraire dañuy jéggaani mbalit jële ji ko Pire jële ji ko Mboro parce que centre bi li muy soxla ci mbalit pour du mën a fonctionner du ci doy. éclairage public bu Tivaouane bokk na fi mu toll nii jamono yi su weesoo quartier périphérique yi te loolu li ko indi mooy lotissement yi ñuy def wala nit ñi des lotissements spontanés ñëw fàkk dëkk alors que fu amul lotissement parce que lotissement dañuy yóbbu borne yi mais dañuy yóbbu ndox yóbbu courant soog a joxe parcelles yi mais foo dëkkee foo xamante ne lotissement amu fa di nga am problème courant di nga continuer laaj courant te courant nag li muy jar bari na ba mairie attanu ko à tout le temps à tout moment mais ko waxal yàlla gis ni Tivaouane ay efforts yu am solo def nañ ko ci wàllu éclairage public
def nañ ko ci wàllu gestion mbalit bi mais nag duñu ci tay di ci continuer parce que mairie moom bu ñu ko waxee rek mbalit ak courant moom la njëkk nit ñi di njëkk a xalaat mais loolu mooy li ko indi dëgg-dëgg mooy nit ñi nga xam ni quartier yi ñu dëkk kenn lotiiri ko dañ leen a jaay rek ñu dem fàkk dëkk yóbbu foofu soo demee Sénélec demande de courant extension lay doon te extension dafa cher mais nag Tivaouane ak gàmmu gi souvent dinañ am possibilité dafay extension loolu sax moo ñu ci dimbali ba phénomène bi ni mu waroon a gën a yaatoo wu ko noonu. waaw ñun sax gis nga bi ñuy ñëw fekkoon nañ budget Tivaouane ñuy wax ni mën na yegg milliard wante si principe budgétaire dafa am lu ñuy woowee sincérité maanaam yow li ngay bind ni war nga ko da lay wóor ni war nga ko am moo tax ñun bi ñu ñëwee suñ première année effectivement ñu def 300 millions te 300 yi sax yegguñu ci woon parce que li ñu doon recouvrer matu ko tey jii bu ñu demee ba egg si 700 mooy que ni ay efforts yu mag a mag def nañ ko ci wàllu recouvrement bi. état civil rek laa lay jox exemple état civil Tivaouane mosuñu am lu mat ci at mi ñaari millions dañ daan bind ni dinañ am 4 millions ci at mi mais daawuñu sax recouvrer 2 millions ñun daaw dañu bind ni dinañ recouvrer lu mat 15 mais am nañ ci lu mat 20 millions. parce que effectivement fexe nañ ba def circuit boo xam ni xaalis bi lépp loo xam ni dugg na pour këyit du jàdd feneen mais ci mairie bi la jëm. c'est la même chose aussi si recouvrement droit de place yi am na ay lu ci doon am loo xam ni daawul dugg jëm ci mairie danaan jàdd feneen mais fexe nañu teg dispositif boo xam ni lépp loo xam ne recouvrer nañ ko day ñëw ci mairie. gàmmu it daan nañ recouvrer environ 30 millions par at ba tey des na. mais gàmmu gi weesu recouvrer nañ lu mat 40 millions bon en avant yooyu nga xamante ni ñi ngi koy def muy xaalis bi fi muy génn ñu koy dugal fa mu war a dem moo ñu may tey jii booleeg nag programme boobu ñuy waxee PACASEN nga xamante ni nii président de la République Macky Sall moo ko indi Tivaouane war ci am 520 millions diggante 2020 2021 ak 2022 liñ ciy des ci wàllu investissement toll ci 150 millions suñ ko ci booleeg effort yooyu nga xam ne maire bi def na ko moo tax tey jii suñu budget jóge 300 millions dem 700 millions. jërëjëf. parce que Tivaouane dañu tàmmoon gis maire yi meeting. waaw mais ñu bëggoon xam rek invitation yi tey booy wax waa Tivaouane lan la leen invitation. waaw jërëjëf Chérif question boobu am na solo parce que ñun bi ñu ñëwee dañ ñu waxoon ni maire yi dañ fiy def mutation nit ñi dinañ indi seen kër nit am këram jaay ko ñëw maire pour ñu mutuelle la mais man dama leen wax ni maire yi warul def mutation ñun acte bi ñu lay def c'est un acte administratif dañ lay notifier rek ni la am nga terrain demal nag domaine ñu defal la këyitu kër bi këyitu kër domaine moo koy defal. loolu nag amoon nañ ci jafe-jafe parce que nit ñi jaay nañ ba ñetti nit jaayante seen biir jamono yi mënuñu am këyit mais sànq jël nañ benn dogal bu am solo mooy mettre en place benn commission boo xam ne seen première réunion dinañ ko tenir le 15 janvier képp koo xam da nga soxla mutation da ngay ñëw wan ni ñu kat kër gi kañ ko joxoon moom jaay na la ko wala boog jaay na ko keneen mu jaay la ko suñ ko dajalee ba mu bari ñun ñu dajaloowaat conseil municipal bi yëpp toog en toute transparence ñu koy xool benn par benn désaffecté kër yooyu ñi nga xam ne joxoon nañ leen ko bu fekkee ci domaine national la parce que bu fekkente ni titre de l'État la wala lotissement boo xamante ni am na titre domaine rek moom moo mën a dindi bàyyi defal keneen bàyyi mais ñun on peut toujours jël délibération wane ni ka ko yoroon yoratu ko diw moo ko yor nga dem domaine nag pour uti bail boobu moo lay permettre nga am këyitu kër boo xam ni boo soxlaa xaalis tey nga dem ci banque dañ ne nag ñun suñu responsabilité la pour que ñi nga xam ni am nañ seen kër am seen terrain ci Tivaouane ñu utal leen këyit boo xam ni parce que këyit nag richesse la soo si mënul dem banque ut ci dara daanaka jariñu la dara loolu moom décision bu am solo defe naa décision bu ëpp solo bu ñu jël tey mooy commission boobu ñu mettre en place fas yéene képp ku dëkk Tivaouane bëgg a régulariser sa ay këyit soo rapproché woo si maire bi xam naa à partir du 16 janvier di nga fi fekk commission boo xamante ni nii di nga mën a déposer sa këyit ñu joxe délai dajaloo waat délibéré képp koo xamante ni warloo na ak yow gannaaw bi ñu defee enquête yëpp ba xamante ni kër googu yaa ko moom ñu defal délibération désaffecté ko ki ko njëkkoon a yor affecté la ko yow nga jël sa këyit dem au niveau des domaines pour ut sa bail continuer ut sa titre foncier. waaw loolu dañ ñu wax ni am na ay ñuy def ay mutation ci turu maire yi te comme man ba ma ñëwee dama wax ni mutation maire yi du ko def te comme àdduna wóorul te ñun dañ fiy nekk tey ëllëg duñ fi nekk ma def ñetti plainte bii ma def ko police bii ma def ko gendarmerie bii ma def ko ci procureur pour wax ko ni ko képp ku fi indi këyitu kër mutation wax ni maire moo la ko signé xamal ni faux la nañ ko jàpp enquête ko. plainte boobu bi ñu ko defee mat na ñett ba ñeenti at dama fas yéene incha allah ni ñu ma ko proposé defaat yeneen plainte déposé ko au nom du conseil municipal bii du doon sax sama tur mais conseil municipal bi si boppam ñoo koy def parce que nag àdduna foo dem am nañu jub am nañu jubadi mais ñu jubadi mën nañ jubadi ba dugal ñi nga xamante ni ñoom dañoo jub te loolu lañ bëgg a éviter jërëjëf.